minke nun jang fo ya tinna nyin dunya be kafo minke ta United Nations te inata ka londi e nyin kitabu fulol la kumol ay wolle fudu wala tina bi national bantaba murunta nan jang koteke pour ka ko nyin kacha e butum babu ko nga fo nyamen dom bi kacha be la nyin ne kunto nse bismillah abaraka bake tijan coming alaji sidia fo nyamen to laddi amo biate warala jang ba mol mum be nyaato ni alaji mbay chawje bengo bento mo yalon ko nyanta history le satala woto diamo manyan siala woto mbe kumo fulo da wala mbe president no tentula nte ba tentula fanna fulala mba tentula folo ko ay londi la bondi mu yalon ko aketan tolbe londi kutolete malon no bawo man ngol ko niamo londo e ka dole lom bari nyim fana ketat kuta maltin tolye bawo nyim buku fulo mun dala sidi ya fo jang kilmo tubabul la timbadia mararo wuto kono ku kolya kulle be kirin num mun kala num fatasi molka fula nyamma ko dalilo mun sita fo dalila million killing fo mun ci siawdi fan mun yatin na Gambia se wo tubabu kafo tuno je kafo mu ye Commonwealth on de ka fayal tubabu kafo ba mo fi ngol duron wala tarwuje ibiya iti ya kanande baw ita nyaton ka ya so laje ita kan so laje bay tiyan am halaji sidi ya fole nyimbu ko fa mu ya dalilo fana warandi wala americano la nyaton kadu president duna ka fo Franklin Roosevelt wala nata kumpa boro la banko kan kabira frotaro ate fonga ya mutale ko ni manke jladi fang mu yano ko harama dingol se baluno wala kono, and it was in 1940s dum bengalon ko Banjul was founded in 1816 kabin 1816 for 1940s obviously actually glamu mara fo mona ta yaje ko harama dingo fon ma nyambaluno la ko oto mara jow balti oto ningo nyongol siata ntolla man sake mun kira na banko nyaton ko ta man na faje fo Gambia dingol la na faay wala ye ako nyin ka fo mun de Gambia bi je wala ngadri lol soto la ka boje Gambia ni Gambia dingol la na fa kan wo mu nyanto yete man sake kendo to ne ko mirano man sake kendo to ne kala mol la dawo nyini woto president Jammeh bawo buko bi janne ya fo nyamin kabin tara kanilla ya janjan nte kabin nga karam folo nga aleten nga president Jammeh tento bu mongo fana ya juwe mol mum be akarang be ka elected le president Jammeh ten fente fo ay kibaro ni londo mundi mol la mamul lon nun kunun woto nyimbuko tijan bi be kacha commencer la bi la bara fa abe yirwala la nyato bawo be la fila momo ni mu banku dimoti momo ni be banko kan astuma la funding kela mbe sa kata nganya lo mumbe mbukoto akela banku din yale lafa akela hamole warani keke banku din kendoti mun satina koku nim banko la nyanto manta don ete sonnala tijan be dan jam folo bawo diamulal siata fo nyato abaraka baake mbokk yi ñoo seetaan rek ñu ngi dellu di leen nuyu di leen gërëm si suñ National Bantaba Forum compare tey ni ma ko waxee si ubbite programme bi ne tey lu ñoo waxtaanee mooy ñaari book yi ngeen gis ni mu doon loo xam ne président moo ko defaroon lii nag ñu ngi ko tasaare woon si 7th anniversary of the breakthrough sa Kanilaay waa Bantaba gis ne dina ànd ak xel ñu toog waxtaanee loo xam ne moom moo ajoo ci ñaari book yi nga xam ne moom la njiiti réew bi dal di defar kon père ñu bàyyi la kàddu bi. jërëjëf Tidiane maa gërëm di la sant maa ngi nuyu suma ñaari collègue si honorable Babou honorable Sidi gërëm suñu papa Mbaye Thiaw si teewaayam fii lu am solo la ñu ngi rafetlu jotaay teachers yi nga xam ne tam ñoo fi toog ak seen xel yu rafet seen éene gu baax ak bugg a réew mi ak ndaw ñi ñëpp kenn ku nekk sa tura sa santa GRTS ak everybody ñu njëkkaa gërëm président Jammeh si ñaari book yi nga xam ne yooyu la binda pour waa réew mi jëriñoo ko ak pour xam ndaw ñi nag ñoo si gën a am major stake parce que lii book bi président Jammeh binda nii ñaan ñi dafa am ñaari waxam yum digëral benn bi mooy àdduna si ñetti fan la démba tey ak ëllëg beneen bi mooy ne yàgg na di wax ne ñun ñi ñu amee woon wala si ron ñi ñu nekkoon muy tubaab yi defaluñ ñu dara lu mooy lopitaani Banjul Bansang Gambia High School foog na ak xawma beneen
kon ñaari bukki dafa digëral kàddoom yooyu noonu te soo ko seetloo Tijaan dafa daw yaram te ñan tey si ndaw ñi ñoo xam ne ndekete dëkk bi nga xam ne ñëpp foofu la ñoo xool muy Amérique parce que loolu mooy li xew seen jiiti réew seen président mus naa teg tànkam fii si réewi Gambia te amut ci loolu tegam tànkam si biir réew mi fii itam dafa am leneen loo xam ne bokk na ci loolu amaayam ci àddina si mooy banxaas bu ñoo ooyee United Nations banxaay àddina si banxaas si àddina si nga xam ne réew yi si àddina si yépp ñoo fa dee toog di waxtaan jëm kanami seen réew ak àddina si ndekete ñëwee Frank D. Roosevelt American président boobu noonu ñu moom bi mu ñëwoon Gambia loolu bokkoon na si li nga xam ne loolu lay yóbbuwaale ba bañ toogee ak yeneen njiiti réew yi mu gis ne kon lam gis Gambia de nekkul lu ko neex parce que anglais yi ñoo fi nekkoon colonise ñu waaye bi mu dugasee Banjul batoos waxtu boobu li mu gis mooy ne nit ñu tayal nit ñu sona yoon amut lopitaan amut lampa amut dara amut dëkkuwaay yu baax sax amut yaa ngi dégg si waxtu boobu that was in 1943 mu doon loo xam ne mu tiis ko mu naari ko ne kon naka la fii anglais yi liñ fi yaagaa toog ak liñ yaagaa amee réew mii mu doon nekk seen ron lan lañ fi def naka lañ mën a toogee pour war a bàyyi waa réew mii ñu mel façon melokaan yi nii loolu naxari ko loolu métti ko ba tax mu ne moom bu soobee yàlla bu tasee ki nga xam ne mooy woon time boobu prime ministre bu Angleterre ni Winston Churchill dina ko won ne yéen ni ngeen téye réew yi nga xam ne ñoo nekk seen ron téyewula leen comme ay nit daal ndik lim gis Gambia ni nit ñi mel melokaani nit ñi dellu gannaaw coono ak xiif ak lu nekk soo kon da ngaa gis ne ndeke ba mu jógee Gambia ba dem loolu moo ko gën a ñaax gën koo puus mu gën a xeex ne war nañoo taxawal mbootaay àddina boo xam ne ñëpp dinañ ci em ku nekk li sa aha ak sa warugal ñu jox la ko ndax àddina si nit ñi mun a em ndax ñëpp mun a am dëkkin bu rafet kon ñu gërëm ko ci loolu noonu. Jërëjëfati Père, at this juncture I would like with your permission for all of us to stand and then observe, like I said, a standing ovation for the President for this laudable initiative. Thank you very much. So can we give a round of applause for His Excellency? Thank you very much. You can now take your seats. Thank you so very much. And now next, we have to throw the baton to our guests in the studio, and we would like to start with Alhaji Mbai Chow. First of all, it's just nice for young people to start getting back to the realities of what history means to them. We've learned some history. I went to school in 1943 up to 1954. I learned little history, but that was the history of the British Empire and Commonwealth. That was all. I didn't learn much history about Gambia, but Alhamdulillah Rabbil Alameen, through the support and assistance we have from our elders, we've been able to learn a bit of ourselves. What was Banjul or what was Bathurst? I would like this gathering to emphasize Bathurst more than Banjul, because this book tells you about Bathurst, so that that person at the very end of the Gambia, down there at Koina, far beyond, would know what was Bathurst and what is Banjul today. This book tells you exactly so. What was Bathurst then by our colonial masters, and what is Banjul today by ourselves. And that is through our President Yahya Jammeh. That's why I would want us to maintain that name Bathurst mentioned in this book, because I have learned new things today. You cannot know it all, or you cannot know them all. If I have to share with this young one sitting here today, I just want to advise them to be very cautious about seeing the Tuwab in the streets tomorrow or after here,
I would want to cut a little of his ear.